ay doomu jàmbur la ñuy jàpp di koy rey ay xale yu ndaw ñu am 10 ans di koy rey ndax yow nga jot li nga bëgg fu ñuy jëm jamono bi léegi dafa dem ba finalement dafa dem ba kenn wóolatul kenn parents yi nelewtuñu ku yore doom rek nelewtul te parents yi dañoo am responsabilité bu gande nag parce que ñu africain dañoo bëggal yomb boo juree doom war nga xam sa doom bi si lu mu nekk waroo jur doom suba si mu jógee boo si guddi doo xam si lu muy nekk yow ban façon doom nga am boo amee doom war nga xam si lu mu nekk boo juree doom war nga xam si lu mu nekk parce que métit bu ngeen am balaa muy juddu bu juddee tamit war ngeen am sañ-sañ ak mun ngeen garder ko ba mu am 18 ans au moins mais ñun dañoo jur rek bàyyi xale yi comme ñi amul papa amul ndey parce que ñun africain dañoo bëggal yomb on l'aime la facilité dañoo jur xale ba pare ñu bàyyi ko xale bi doo xam si lu mu nekk doo xam si ban problème la nekk oto yi ñi ngi foofu moto yi ñi ngi foofu nit ñi ñi ngi circuler am na ñu baax am na ñu bon am na ñi la yéene jàmm am na ñoo xam ne yéenewuñu la jàmm kon nag boo juree doom war nga xam si lu mu nekk bu demee école nga yóbbu ko si école bi buy wàcc nga dem jël si ko parce que boo juree doom war nga am temps pour sa doom parce que doom mooy lépp sa doom bi war na laa jaral lépp moo la war a gënal lépp si loo munta def sa doom bi moo la war a gënal lépp daanaka ñun dañuy jur rek pour jur naa doom jur naa ko ma sànni ko dem naa sama yoon papa yi loolu la ñuy def yaay yi loolu la ñuy def léegi bu ñuy juree doom rek seen affaire jeex na si doom boobu lekk la ñun dañoo yaakaar ne boo juree doom rek lekk laa koy jox rek léegi lu des moom moo koy débrouiller fu mu munta dem sama yoon nekku ci bu ñëwee tëddi na bu ñëwul tëddi sa yoon nekku ci papa yi loolu la ñuy def am na yaay yoo xam ne moom yaay njëkk yi moom seen doom yi dañooy téye seen doom mais léegi yaay nekk fii doom yi seen doom yi télé yi ñoo koy yar léegi sax pour nampal doom sax biberon la ñuy jëndi xanaa xamoo ni biberon yooyu ay meew yoo xam ne meew mbaam la meew yoo xam ne meew fas la boo juree sa doom nga jox ko ay meew fas wala meew mbaam sa doom bi bu màggee noonu naka lay mel na waajur yi taxawale seen doom yi lii conseil bu mag la parce que lii daaw nañ koo dégg musuñu koo dégg ci Sénégal ak jàpp ay xale di koy rey di koy sacrifier ndax nit ki lu mu bëgg mu jot ko musuñu koo dégg ci Sénégal mais bu ñu demee ji jamono bi soppeeku xel nit ñi soppeeku kon nag nit ñi tamit war nañ soppeeku te seen doom sa doom buy dem école nga yóbbu ko buy ñibbisi nga dem jël si ko sa doom lu mu munta dugg rek lu mu munta dugg si lu mu munta dugg rek war nga koo xam parce que yaa ko jur kenn forcé wu la ko pour nga jur ko mais yàlla bu la dénkaanee bakkan war nga xam bakkan la dénkaane mais ñun nag dañooy fooyee bakkan doomu aadama dañ koy fooyee ñun africain dañooy fooyee bakkan doomu aadama ak doom nu mu mettee pour am ko bu demee nag boo am problème nag ngay ubbi fii seen gémmiñ yi di wax di jooylu te xam nga ni yow doppi nga jur ko musoo koo téye musoo xam si lu mu nekk kooku bu demee ba am problème yaa ko teg problème bu mu nekk di bàyyi seen jooy yi daanaka ñun du ñu gis problème tant que amuñu problème suñu bot yi du ñu ubbeeku tant que amuñu problème loolu tax lu nekk day yomb pour mu dal ñun africains yi parce que ñun suñu gis-gis bi moo sorewul mais suñu gis-gis bu ñu sore woon loolu yëpp du ñu dal mais suñu gis-gis fii la yem suñu kanam fii la yem sorewul loolu tax am na loo xam ne daf ñuy dal ba pare ñu soog a xam ne ni lii waruñu dal
ñu soog a siy taxaw te bu ñuy taxaw tamit tuuti temps rek fàtte nañ ko ñu delluwaat si lu ñu nekkoon. loolu mooy jikko africain. métit bu ko dalee léegi pendant 2 mois rek fàtte na ko mu dellu si métit boobu si lu mu nekkoon. ñuy jàpp fii di rey ay xale xaaral rek bu ñu demee ba ci kanam affaire bi seddi tuuti rek fàtte nañ ko xale yi commencé tambambaalu daanaka parents yi yaratuñu xale yi télé yi ñooy yar xale yi. boo juree doom sa doom bi war na laa jaral lépp. daanaka sénégalais ñun dañoo bare ay lamiñ dañoo bare li ñuy wax mais suñu xol yi ñoo rafetul. kenn yéenalul kenn jàmm kenn yéenalul keneen ki jàmm. li ñuy wax fii yépp boo seetee seen xol yi dañoo ñuul kuk ndax bon dañoo bona ba fa suñu xol yi ñuul. gisuñu bugguñu kuy tekki bugguñu ko ñu fexeel la lu nekk. bu ñu gisee koo xam ne kii dafa bugg a tekki ñu fexeel la lu nekk jaral leen seen xaalis ñu génne ko di dem si sëriñ yi ñu dem si lu mu munta doon nag pour ñu yàkkal la sa suba. ñun africain yi noonu la ñu mel. africain yi yépp noonu la ñu mel. Afrique si boppam noonu la ñuy mel suñu xol yi ñoo ñuul. looloo tax ñun suñu gis-gis yi du mus a sore parce que suñu xol yi bu ñu gisee suñu mbokki bii dafa bëgg a reesi ñu yàkkal ko si lu mu nekk ñu jiñ ko lu nekk mooy africain. balaa ngay baax nag ñi doon yàkkal yépp boo demee boo dee nag ñoo lay jaay ñu ne diw dafa baaxoon parce que yow ñoo xam nañu léegi moom yow génn nga si àdduna bi. boo génnee si àdduna bi nag tur bu nekk danga koy dégg ndax li nga baaxee mais boo nekkee si àdduna bi doo musa baax boo loo munta dugg rek ñi yàkkal la ko. loolu mooy africain buggul kenn réussi ku réussi rek la ñu bañ a gis parce que seen xol yi moo leen mayul loolu. moom bugg na réussi mais du liggéey de pour mu réussi déedéet mais keneen ki koo xam ne day liggéey pour mu réussi kooku lay yàkkal jaral na ko nu lekk xaalis bu mu yore mu dem yàkkal la pour yow nga bañ a réussi. xanaa xamoo ni kooku bu réussi loon sax xëy na kooku mun na laa dimbali yow pour nga réussi mais comme amuñu gis-gis suñu xalaat bi sorewul yàkkal la rek la ñuy gis. diw bu duggee si lii dina baax xaaral ñi xaañ ko ñi utal ko yoon boo xam ne du mun a dugg foofu ñi yàkkal ko. loolu rek la ñuy mun yàkkal doomu aadama la moom boobu moom aaye nañ ci boobu moom mooy loo xam ne luy farata du ñu def loolu nag lu dul farata rek la ñuy def te ñun ñoo dàkk sigar yàlla fu Afrique. ñun ñoo gën a gëm yàlla mais ñun ñoo gën a gëm tamit def baakaar bu rëy boo ko seetee Afrique la bare parce que suñu xol yi ñoo ñuul bëgguñu kenn réussi bëgguñu kenn li ñu lay reetaan yépp bu ñu la reetaanee tey li ñuy def ci suuf xamuñu ko yoo xamoo ko li ñu lay reetaanee tey li ñu lay defal ci suuf xamoo ko de. bëñ bu génn ak ku la bugg ci xol kooku moom bu yombul pour nga xam ko. ku reetaan rek nga yaakaar ne dafa laa bëgg xamoo boobu du jikko africain. mun na laa reetaaneel mun na reetaan sa kanam mais boo xaaral ba nga jóge foofu mu fexeel la boobu mooy jikko africain. boo gisee africain yi ñu ngi sonno parce que suñu xol bi moo baaxul nañu waxante dëgg suñu xol yi ñoo baaxul yéena ñun kenn jàmm ku bugg a réussir la ñu bañ a gis. sinon famille yu bare waruñu sonn mais boo gisee tey ñuy sonn yéenantewuñu jàmm maga rak yéenantewuñu jàmm. mag bu amee rakk bi amul rakk bi u fexeel ko rakk bu amee mag bi amul mag bi fexeel ko wala ñi mbokk bu nga bokkal koñ ñi gis la yaa ngi réussi ñi fexeel la lu nekk
loolu mooy africain loolu rek mooy jikkoom loo ko munta wax rek baax lu mu munta baax si keneen la baax si mbokkam baaxu ci waaw mooy africain nag kon nag gars yi maa ngi leen di tàggoo nag vidéo bi dafa xaw guddi tuuti xam naa ni moom di leen sant di leen gërëm xam naa ba beneen yoon quoi am na wax bi nag am na ñoo xam ne du leen neex mais man waxuma pour si kenn loo xam ne lu lay metti la bu dee lu la metti la tamit nag bu dee lu baax nga jubuloon nga continuer si lu baax mais am na loo xam ne boo ko waxee nag nit gi bu dee noonu la mer rek mu mer man nag ku mere nag sama yoon nekku ci parce que dëgg rek lay wax ku mun nag nga seetaan ku munul wasalaam parce que man wax lu nekk si sama xel lay waxee si lu ma gis si àdduna bi tamit lay waxee kon nag gars yi maa ngi leen di remercier ba beneen yoon. Le docteur Basson a fait un jour cette petite remarque qu'il y avait beaucoup de problèmes politiques à l'est du pays à ce moment-là. Et il a ajouté « Peut-être devrais-je traiter cette foule au choléra ». Tri de population, purification ethnique. Le système, en s'affinant dans l'horreur, atteint alors les limites ultimes d'un racisme qui rappelle étrangement la solution finale nazie. Le docteur Basson m'a montré un document. Ce document contenait une proposition émanant de quelqu'un en Europe. Ce type disait qu'il possédait un produit, une bactérie, qui avait la possibilité de n'infecter, de ne rendre malade et de ne tuer que les gens pigmentés comme les Noirs. Le docteur Basson m'a demandé de me documenter et d'étudier scientifiquement cette possibilité. Est-ce vraiment possible? Notre conclusion a été que c'était tout à fait possible et il a été décidé que ce serait bien que le gouvernement en soit informé. Mais en définitive, nos instructions ont été, et c'est très important, de mettre au point un produit visant à réduire le taux de natalité de la population noire du pays. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qui vous a demandé de mettre au point ce produit? La personne qui nous donnait directement les instructions était le docteur Basson. J'ai demandé au docteur Basson, Wouter, pourquoi participes-tu à ça? Pourquoi es-tu là-dedans? Tu ne possèdes pas de société, c'est moi qui possède la société. C'est moi qui roule en BMW, c'est moi qui ai la villa de 3 étages, c'est moi qui ai ça. La grande vie. Tout le monde pensait, Gossen, il est vraiment génial. C'est vrai. Donc je lui ai demandé, Wouter, pourquoi fais-tu ça? Et il m'a répondu, j'ai une fille. Et un jour, parce qu'on sait plus ou moins avec certitude que les Noirs prendront un jour le pouvoir, mais le jour où les Noirs prendront le pouvoir et où ma fille me demandera, papa, qu'as-tu fait pour empêcher ça? J'aurai la conscience tranquille. Et je le reconnais, c'est cette psychose qui prévalait. Et vous pouvez me le reprocher, j'y ai pris part. C'est vrai. Et je le regrette. Mais je ne suis pas le seul coupable.